commandant Tamsir Sané delloo nañ ko njukkal mujj ca caserne Samba Diéry Diallo ci teewaayu kon kilifa yu takku gannaaw ba ñu yóbbu ko ca sëg yu Yoff mu nar fa tëdd ba faaw fekk boobu kon journaliste bii di wuyoo ci turu Adama Gaye suba teel la ko takk deeru division des investigations criminelles fekk këram yóbbu ko muy xibaar boo xam ni moom ci boppam moo ko xamle ci page Facebook am tabaski 2019 daanaka ñaari ayu bés rek moo ci des ministre bi yore wàllum càmm gi di Samba Ndiobène Ka di dalal xelu askan wi nekkoon xarit dina doy sëkk reportage bi tey ñu jaglele ko bus tata yeeg kon ni ñuy njëkkantee ci kaw tali bi li mbokk yeek leneen buñ ci noppee dinañ ci boole ne ni ponk ba ci biti réew tàggat yaram sooga dugg ci pàcc bi nu jaglele aada ak cosaan mu gën caa fës kon artiste reggae man bii di sang bi ak lu bees li mu duppee fii am fi job taxawaayu géwal ci mim réew nataalub Habib Faye gan gi ak li ci yéene kaay ñu xëyandoo mooy buural Midi Culture ñu ñaanalante Daouda Gueye moo nekk ci machine bi. Midi Culture. Midi Culture Serigne Saliou Seck moo ciy feggoo Kati Ndiaye ñu am ci mbégte ak contentement bu mag di leen ko faram-fàcceel Kati Ndiaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou Seck di nuyu mbokk auditeurs yi internet yu ñuy suivre. mi ngi noonu kon nañ leen ko waxee ca bopp ba rek la ñuy duggee ak yéen ci yaatal gi ak commandant Tamsir Sané ak kon delloo njukkal bu mujj biñ ko defal. ba tax na rek gendarmerie mu ngi fa woon l'armée beek ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo di takku der yi ngir rek defal ko ab hommage national moom commandant Tamsir Sané mi nga xamante ne rek dañu koo fàtt foofule ca Pentum boobule hommage ñu ngi ko doon amal foofule ca caserne Samba Diéry Diallo ko doon jiite rek moom moo di ministre des forces armées commandant Tamsir Sané jamono ji ma nga tëdd ca cimetière musulman bu Yoff. division des investigations criminelles di dikk ñoo xëy yóbbu journaliste bile di Adama Gaye. loolee rek moom mi le mu ngi ko daal di xamle ca page Facebook am bu nu sukkandikoo rek ci yile xibaar moom taskatu xibaar chroniqueur bile dañu ko daal di convoqué jëm ci attaque yi nga xamante ne rek mu ngi ko doon def ci régime bi nga xamante ne jamono ji moo nekk fii ci Sénégal Hakim Wade. Adama Gaye nekk journaliste consultant international mu ngi ci loxol division d'investigation criminelle tey jii ci suba moom ci boppam moo ko xam ne ci page Facebook am ba tey kenn xamagul lan moo waral arrestation bile bu ñu sukkandikoo ci RFM waane ay fan a ngi ni journaliste chroniqueur bi di fësal bu baax ay attaque jëm ci njiitu réew mi ak na muy doxalee ci post bu mu mujjee publier Adama Gaye di wax ne hydrocarbures non Macky non journaliste bile di xamle ne président Macky Sall dafa bëgg akimu li di ressources pétrolières ak ressources gazières muy fësal ba tey ni njiitu réew mi tàmbali woon naa laale coowal pétrole ca jamono ja président Abdoulaye Wade nekkee woon njiitu réew te ca yooyee jamono moom moo nekkoon ministre de l'énergie Adama Gaye di wax ne moom dina def kem kàttanam ba gestion ressources yi jaar ci yoon ba fi ñuy àddoo mu ngi ca loxol yoon waane moom jot naa fësal ne mu ngi ànd ak sagom ca ba ñu koy jël si foofee ca këram. Hakim Wade ci ñu wax ci leneen rawatina kon njombe la xew ca quartier Kasnak ba nekk ca Kaolack. kii di Pape Mbaye Thiam am lu tolloog rek ñaar fukk ak juróom-benni at nag moom mi lay dafa sotteekoo essence daal di taal boppam daal di ne mujjee gaañu nag ni ki démb ci dibeer bi moom étudiant bu USM foofule ca Kaolack dañu ko doon hospitalisé woon ci hôpital bu régional bu Kaolack bi nga xamante ne rek da doon jéem a xaru ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo di membre famille wam nag ñu ngi daal di xam ne ba tey xamuñu lan moo waral rek mu war a bëgg xaru. ngeen di wéy di déglu Midi Culture ci rajo King FM midi moo jot ba tegal juróomi simili. King FM première radio digitale du Sénégal. ñu wax ci tabaski 2019 bi ak xar yeeg kon xibaar bi ci Samba Ndiobène Ka joxe. moom nag fi mu nekk mi ngi dalal xelu éleveur wu Sénégal bu nu sukkandikoo rek ci ministre de l'élevage et des productions animales xamle na ni jël nañ disposition yi war yëpp ngir rek daal di yombalal li nga xamante ne moom moo di déplacement waaye itamit installation wu éleveurs yi fépp fi nga xamante ne foofee la ñuy jaayee Samba Ndiobène Ka démb rek ma nga woon ca foraay bu Daara Jolof jëm ci wàllum tournée nationale. disposition yi nga xam ne waroon na ko jël yëpp pour permettre jëndkat bi mën a jënd waaye jaaykat bi aussi mën a jaay disposition yooyu yëpp état jël na ko président de la république ci boppam ak US premier ministre wala keneen moo doon signé les circulaires li nga xam ne moom moo jëm ci wàllu tabaski waaye ren jii ne président de la république ci boppam moom moo signé les circulaires bi wax ci lan nee na képp koo xam ne da nga indi say jur di ko jëlee dëkk di ko yóbbu ci beneen dëkk nan la may ci biir oto bi nga koy indi lu mu néew néew ñetti nit yoo xam ne ñoom ñooy saytu te jur googu ba ko am yegg fi mu jëm nee na également
képp koo xam ne da ngay dugal xar ci biir réew bi te war ko jëlee feneen te mu waroon am ay taxes yi ñu teg soo kaw ndox bi yoon nañu dindi taxes yëpp pour que mbir mi mu mën a yomb ci koy indi waaye mu mën a yomb ci fu mu dem mooy consommateur. beneen bi bokk na ci sécurité nee na la sécurisation au niveau des actes waaye nag nee na aussi la sécurisation au niveau des points de vente. ñi jógee Mauritanie di jógee Mali di jógee Jolof di jógee Tamba di jógee Kédougou di jógee fépp di dem Dakar wala feneen nee na ci yoon bi bu leen police sonal bu leen gendarmerie sonal bu leen douane sonal loolu ay mesures am solo kon mën naa ne état li nga xam ne digle na ko mu ngi ci. mu nekkoon kàddu yi Samba Ndiobène Ka di jëwriñ ci yore wàllum càmm gi ci tabaski gi la ñuy des kon ak Dakar ak ni mu soppee kon xar kanam. loolee rek ndax xar yu bëri yi ñuy jaay ci mbedd Ndakaaru yi ba tax na rek jaaykat yi nga xamante ne Fatou Sow daje nag ñoom ca rond-point Liberté 6 ñi ngi wax rek façon xar yi nga xamante ne yooyee la ñuy jaay waaye itamit di dalal xelu client yi jëm rek ci wàllum njëg mi. ñu nekk ci wàccaayu tabaski gi daanaka mbeddu Ndakaaru yi foo romb ña nga fa bas ay xar Moustapha Fall ñu romb ko ci ab gétt mu daal di toog moom moo jiite sax ñi nga xamante ni ñooy jaay xar yi ca rond-point bu Liberté 6 di ñu xamal xar yi ak njëg gi. prix daal ça dépend si xam nga mouton boo bëgg affaire yooyu noonu prix daal ça dépend des catégories et autres daal à vrai dire daal je mentirais si je dis oui wala non quoi parce que xamuñu ministre de l'élevage lu mu waxagum affaire yooyu noonu mais pour l'instant daal gisaguñu coggal geek affaire yooyu noonu xaru yar yi affaire moo ëpp daal ci ville bi daal loolu lañ gis. ci gétt gi xar yu bari ñi ngi fa Abdou ñu fekk ko muy raay yenn ci xar yi di ñu xamal ni ren xar mën naa am ni du manqué. xar ça dépend rek mën na manqué mën na bañ a manqué tamit xam nga moom Sénégal lañ nekk te tamit am na ay ministères yoo xam ne ñoom ñoo koy gérer donc ñoom ñoo war a saytu mais l'essentiel daal fii moom ku fi ñëw di nga am xar di nga am catégorie bu la neex. ñoom jaaykat yi lee jamono ji ñuy wax ni client yi commencé guñu di ñëw bu baax ndax weer bi fu mu toll moo tax waaye ñoom ñu ngi am yaakaar ni bu tabaski bi di gën a jub si seeni client dina ñëw nu mu waxee. fi weer bi toll peut-être moo tax gars yi gisaguñ leen mais nànk-nànk daal ñu ngi ñëw mais pas tellement. catégorie la te catégorie yi du changer c'est comme d'habitude. bu ñu waxee tabaski xel yi dem ci jaayum xar looloo waral jaaykatu xar yi ku ci nekk yaa ngi toog di nag say client ngir waajal tabaski bi ñuy dëgmal. di ko jaajëfal bu baax a baax Fatou Sow yegsi nañu kon ci reportage bi tey nag ñu nar a wax ci bus Tata yeeg nu ñuy njëkkantee ci kaw tali bi. loolee rek nit ñi dañu ko daal di seetlu ndaxte da ngay gis ñaari bus yoo xamante ne ñoom ñoo bokk benn numéro di njëkkante tax rek baskan wi fi mu nekk nii dañu daal di jaaxle ak it ñi nga xamante ne noonee la chauffeur si di dawale ba tax na rek ñenn ci askan wi ñu ngi daal di xam le ne mbir yooyu la dañu ko war a dakkal reportage Ndeye Mati Dia. mer ak tiit ci seen kaaraange la ñenn ñi di yéegee bus ba ni ñuy wàccee ndax njëkkante gi chauffeur Tata yi di def tax ba ñuy dawalee nu mu leen neexee mu metti lool nag askan wi. ñun yabaa dañuy di xëy départ 6h30 ak si bi 8h nangam yoon boo xam ne waroo ko daw 1h de temps bu ñu waree dawal ñu waree daw saboté papa su ko dal dañ koy jël dañuy jël Canada bu ñëwee Canada ma war a di wiir dem jaar Sandiga technopole bi la ñuy wàcc descente bi dugg séerage maraichement ngoo seen yoon nekk duñu def kenn ñu taal dërëm ak demi gàddaay ba fii nii 3 personnes ñoo nekk si Tata bi ñoom li ñuy def de ñu nekk si biir car bi dañoo wàcc Tata bi rek yem ci Alé Ndiaye mi toog ci buntu këram mu jàpp ne lii jëye dong la mën a andi. si man de ni ñuy njëkkante d'accord ma ci quoi parce que nit ku nekk ak sa wërsëg la nit moom buy sa wërsëg la nga jël quoi loolu ay jëyee rek lay indi infraction lay indi yooyu moom ànduma ci quoi. ci wetam Moustapha mi ñaawlu course gi borom bus yi di def ba noppi di ñaan dimbal. Tata yi ni ñuy dawee fii dafa ëpp gis nga doo daan bi ngay def fii waa ji hip hop bi ñoo ko fi def parce que li ñu fi doon dawee ay jamono dafa ëppoon léegi na ba am boo yoo xam ne sax oto yi di leen fël wala ay dañuy njëkkante dañuy bëgg a yegg seen arrêt mun a yabaat demaat xanaa ñu gën a yokk sécurité état bi dimbali population. donte coono bu rëy la ñuy jànkonteel nu ñuy yéegee bus Tata yi ba nu ñuy wàccee terewul askan wi di xëy di ko jël bés bu yàlla sàkk ndax ku amul li fi gën am li fi sës. di ko jaajëfal bu baax a baax Ndeye Mati Dieng ngeen di woy kon di déglu Midi Culture ci rajo King FM midi moo jot ba tegal fukki simili ak benn.
bàkk boobee xibaaru biti réew yi lay yëgle ak ñun ci studio bi Dissa Prera maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou maa ngi lay fay maa ngi lay nuyu soxna Kati Ndiaye. maa ngi lay fay Dissa Prera dinañ tàmbali rek li nga xamante ne moom moo di xibaari biti réew foofu la ca Guinée Conakry jàll ca Soudan ak fi nga xamante ne moom moo di Russie. ni nga ko waxee noonu la Guinée Conakry la ñuy jëm foofu nag ñeenti nit ñoo daal di faatu ginnaaw ba ab éboulement de terrain amee ci benn mine d'or ci dëkk bu ñuy wax Sigiri nag nekk ci nord-est bu Guinée Conakry ci victime yooyu sax am na ci as ndaw ak doomam bu am ñaari at doon bébé bu ndaw mooy ndaw si jigéen daal as ndaw blessé yi nag ñoom ñu ngi leen yóbbu ci ab hôpital bu nga xam ne mu ngi nekk à 600 kilomètres de Conakry ci fàttali drame bu ni mel mës na am zone boobu ci février bi passé rek la woon te mu amoon fukki nit ak juróom-ñaar ñoo xam ne ay orpailleurs lañu woon ñoom nag suuf si daa mujj màbb seen kaw ba ñu jaaree fa faatu loolu li ni mel tamit moo fa xewaat ni ki démb. ñu woy ba tey ci international ju dem ba ca Soudan foofu nag lu toll ci juróom manifestant ñeent ñi ñoom ay étudiants lañ leen faat démb ay balu fital lañ leen dóor ci ginnaaw bu ñu nekk tey ci suba ginnaaw bu ñu nekkee ci ay manifester drame boobu nag mu ngi am ginnaaw ab rassemblement ci ville bi ñu wax Al Obeid nekk ci dëggu dëkk boobu nga xam ne mooy Soudan comité médecin bi nga xam ne ñoom dañoo jege mouvement de contestation boobu xamal nañu ne que am na ginnaaw dee yooyu am na ay centaines et des centaines de blessés yoo xam ne que fi ne nii ñu xamuñu sax fan lañ leen di dugal am na ñoo xam ne jot nañ leen yóbbu ci yenn hôpitaux yi waaye tamit motif manifestation bi ba léegi kenn mënugu ko préciser. bu ñu jógee Soudan ñu dem fa la nga xam ne mooy Russie kooku nga xam ne mooy Alexei Navalny moom nag bokk ci nekk opposant bi nga xam ne moo gën a mu nekk opposant bi gën a mag ca Kremlin dañ ko hospitalisé woon depuis yàgg na dimanche bi nag dañ ko jëlee ci cellule de prison boobu ca kaso ba daal di ko yóbbu ci ab hôpital ndax dañoo jàpp ne Navalny moomu sax dañ ko empoisonné ab agent toxique daal lañ ko wax ne moom la inhalé ki wax loolu mooy ab médecin am moom nag fi mu toll nii mu ngi ca hôpital ba di xaar nee nañu nag li ñuy wax dafa am lu ñuy wax colorant antiseptique daal la ñu def ci ab boisson ba tax opposant boobu fi mu ne nii xamul ndax dina dund wala dafay dee waaye loolu lu ci mënta am nag nañu leer fii ak altine bi fii ak ngoon wala suba soxna Kati Ndiaye loolu moo doon li gën a fës ci nga xam ne mooy xibaaru bitim réew. jaajëf Dissa Prera gannaaw faram-fàcce xibaaru biti réew yi ñu jàll kon ci tàggat yaram. Tout de suite, le sport. Now, sports. xibaaru tàggat yaram yi Papa Madiakhate Sarr loon ci àndal maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Serigne Saliou di nuyu Kati Ndiaye ak ñëpp ñuy teewlu. maa ngi lay fay Papa Madiakhate Sarr ñu tàmbali ak bëre dóor Modou Lo jamono ji moom moo nekk roi des arènes. noonu la daal di yeewoo tey ca Parcelles Assainies moom Modou Lo rokk bu Parcelles Assainies yi démb la daal di daan kii di Eumeu Sène di mbëru tay Shinga ba ca Pikine kaw la ko def mu daal di daanu ci juróom-ñetti simili mu amoon démb combat boobu ca stade Léopold Sédar Senghor ginnaaw ndam li nag kii di Bécaye Mbaye Malick Thiandoum ak Omes Diagne joxe nañu seen xalaat ci bile combat ñu teewlu seen i kàddu. boo xoolee déjà ci départ bi taxawaayu ñaari mbër yi Eumeu Sène dafa jiital pied droit Modou Lo jiital pied gauche donc boobu xeex bi dafay ubbeeku seen diggante ñoom ñaar tey dañoo ñemente parce que li ñuy léewtoo yëpp pendant 6 minutes de round d'observation kenn ku ci nekk sa baaraam mi ngi laal sa baaraamu morom wala boog ñi ngi doon dammante baaraam mais boo xoolee Eumeu dafa mel ni moom moo bëggoon diriger combat bi alors que tactiquement stratégie am warul woon nekk moom mu diriger moom dafa waroon taxaw déglu ndax li mu yor Modou Lo moo ko soxla donc Modou Lo moom moo waroon ñëw jël si Eumeu Sène mais moom moo déclenché hostilité yi erreur bi mu def mooy dafa laaw te Modou dafa nekk ku nga xam ne ci wàllu esquive maanaam moytu daf ko mën. Gérer na pendant 4 à 5 minutes il devait continuer sur ce lancer essayer d'avoir des échanges de coups mais mënoo jiital sa pied droit di bëgg a def un crochet court ou long par rapport à son pied gauche parce que déjà les distances bokkul les angles d'attaque aussi bokkul donc automatiquement Modou Lo il a compris def un passage dessus jàpp ci bopp bi koro ko doo demee épinture bu wàcc donc je crois que tey Eumeu Sène bu ma ko conseillé man bu ma ko dem attaque combat da ko bàyyi ak Modou Lo garde sama couronne li am ci combat bi au fur mu gën a yàgg bu fekkente ne physiquement attan na ko sur les endroits sur les résistances sur l'intensité. non Modou Lo ñëpp la mën a bëreel Modou Lo moom ñëpp la mën a bëreel kon ko jox war naa mën a bëreel est-ce que man dina gàddu waam dem di jëlaat Balla Gaye ci saa si gëw ma ko de mën na am na xaalis mën na lu maaye man de bu doon maa yor sama xaalis di tëgg Ama Baldé mii ne fi Boy Niang ne fi xale yi ne fi combat yooyu mooy combat yi amateur yi bëgg et puis combat sportif ñëpp bëgg na
mu nekkoon gis-gis yi nga xam ne ñoom ñi nga xam ne dañuy yëngatu ci wàllu làmb yëkkati nañu ko ginnaaw ndamu Modou Lo gi ndam li nag doon ñetti mbir yoo xam ne Modou Lo def na ko muy daan mu Eumeu Sène ci li nga xam ne moom mooy jël roi des arènes bi it daal di gàddu naka noonu it li nga xam ne moom mooy drapeau Youssou Ndour. ñu waxtaanee Afrobasket féminin 2019 date ba démarrage bi daal di nañu koy pusandi. dañu ko randal ci benn fan mu ngi waroon tàmbali googule Afrobasket ci jigéen ñi juróom-ñeenti fan ci weeru août ca Dakar Arena bu Diamniadio waaye léegi ñaar fukk ak ñeenteeli édition bu Coupe d'Afrique bu basketball bi ci ëllëg sa lay tàmbali maanaam fukki fan ci weeru août bu nu sukkandikoo ci fédération sénégalaise bu basketball googule jongante nag fas yéene jeex fukki fan ak juróom-ñett ci weeru août tirage au sort groupe yi nag tey ci altine ji lañu koy amal bu juróom-ñaari waxtu ci ngoon jotee Sénégal mi dalal compétition bi ak Nigéria mi yor raaya gi ñoom ñooy doon tête de série gaynde yu Sénégal yu jigéen yi nag ñoom ñu ngay wéyal seen wàccaay ndax tey ci rek ña nga ci stadium Marius Ndiaye ngir amal fa seen ak tàggatu. ba tax na rek ci basketball la ñuy descendi waaye jëm ci góor ñi ki di Tacko Fall nekk pivot des Celtics de Boston nag mi ngi daal di xamle jamono ji xelam a ngi ci sélection nationale masculine. noonu la amee moom Tacko Fall di géant buy mesurer ñaari mètres ak 31 centimètres doon na daal koo xam ne fësoon na bu baax ci tàmbalik fukk ak juróom-ñaareelu édition bu camp bu basketball bi ñu duppee basketball without borders bi nga xam ne ndaw ñi la ñu ko jagleel moom Tacko Fall nag fësal ne bëgg na jouer équipe nationale bu Sénégal bu fekkee ne rek waxtaan yi yemb na ñoom ak waa fédération ñu teewlu ay kàddoom. gëj naa fi trop ça fait 7 ans 2012 laa fi quitté depuis boobu ñëw moom nostalgie surtout ça fait longtemps que gisuma sama famille ça m'a fait beaucoup plaisir ba pare surtout xale yi bëgg naa jàppale topp comme ni ma ko mën a gisoo ñoom góor gi ak fédération bi commencé nañ ko ak surtout NBA ak seen NBA académie bi ak si Frank Sarr fu mu jógee mais bëgg naa tamit commencé loolu commencé si ay camp peut-être dinaa wax ak ma amee temps peut-être wax ak waa fédération bi tuuti pour xool nan laa ñu mën a jàppale ak yooyu maa ngi koy xalaat que incha allah mais ko su jotee bëgg naa jouer de présenter sama dëkk bëgg naa jouer de présenter sama dëkk pas encore dinaa waxtaan ak ñoom on verra incha allah lépp liggéey la rek dinaa dem kon ne di liggéey léegi yàlla baax na buñ xawee gën a nekk jeune soo commencé jeune xam ne kon ne di basket mais ko opportunité bu mag la surtout ne ay gars yoo xam ne jeune ngeen di bu yàgg ba retraité juste utiliser knowledge boobu baax na dina baax trop ci xale. mu nekkoon Tacko Fall fësalit bëgg-bëggam daal di jàpp ci basketu Sénégal. football mercato nag la ñu koy daal di jeexalee signature Gana Gueye foofu la ca Paris Saint-Germain daa mel ni fi mu nekk ni matandi na. daanaka matandi na ndax démb la doomu Sénégal bi daal di egsi ca Paris ngir def rek tey jii ca France visite médicale am ci hôpital américain ba nekk ca Neuilly-sur-Seine mu doon pàcc bu mujj rek laata ñuy fësal li nga xam ne moom mooy transfert am jamono ji nag daanaka lépp yemb na ngir moom mu dem Paris mi nga xam ne fay na Everton fanweer ak ñaari millions ci ay euro club anglais bi mi nga xam ne sax wutal na kii di Idrissa Gana Gueye ku koy wuutu ci milieu terrain ñoom seen milieu terrain ñoom anglais yi ndax Jean-Philippe Bagman moom daal la ñu jëlee ca Mayence mbir mu ñëw remplacer ko Kati Ndiaye Serigne Saliou fii la ñu yemale xibaaru tàggat yaram yi. jaajëf papa ma jaxate Sarr xibaaru caada yi bu bàkk bi daanoo tàbbal nu ci faram-fàcce gi. xibaaru caada yu wér te wóor. dañ koy tàmbaleek artiste reggae man bi di wuyoo ci turu sang bi ak lu bees li mu génnee. clip bu bees daal di génnee dippee ko fii am fi job nekk woy boo xamante ne rek dafay daal di sensibiliser ndaw ñi ngir rek ñu daal di gagner seen vie ak liggéey bu décent ba tax na rek ñu muy woo artistes yi nga xamante ne rek ñoom ñi la ñu daal di dippee les porteurs de voix ngir rek ñu gën a waxtaanee li nga xamante ne loolee la ndaw ñi di dund ci bile société sang bi ci micro papa ma jaxate sa dama koy faral di wax man sang bi nee naa en tant que artiste boo nekkee artiste bu mu mënti doon moo xam ngay def rock moo xam ngay def salsa moo xam ngay def hip hop moo xam ngay def mbalax moo xam ngay def reggae li nga war a ñëkk def ak li tax yow nga doon artiste parce que si dëkk bi nga nekk la parce que gox bi nga jógee am nañ ay jafe-jafe yoo xamante ni yow yaag ñoom yéen a bokkoon jafe-jafe yi c'est vrai que ni ñu si bari dañ koy wax dañ naan artiste bu si am dara sax day jóge fu mu dëkk day dem xooli ji luxe pour mën a nekk foofu man lu may wax rek mooy que ni en tant que artiste da nga war a rester nekk ak population bi da nga war a rester nekk ak ñi nga xamante ñoo
lay bàyyi xel nga reste ak ñoom aussi tamit ñoom ñu la siy gis tamit mu nekk loo xamante ni tey day continuer tey bu fi artiste bu nekkul wala mu nekk feneen ak feneen wala tey bu dëkk bi laajee message yoo xamante ni tey foofu la dëkk bi toll pour message yooyu ñëw pour mën a soutenir problème yi pour mën a ñëw jàpp si problème yi donc malheureusement ma li may wax rek dafa am ay artistes am ak ay artistes am donc am na si ñoo xamante ni tey succès la ñuy ut bu ñu amee succès benn single la ñu génnee single boobu bu defee effet si dëkk bi après bu ñu si amee yoonu tukki dañuy dem toog wala bu ñu si amee seen benn kër wala bu ñu si gisee ni ñoom reg nañu mais man sang bi man fi ma nekk toujours mooy que ni respecter sama population jox cër sama askan jox cër ñi may déglu jox cër ñi nga xamante ni aussi tamit ñi ngi may bàyyi xel. ñu wëyal xibaaru caada yi wax bile yoon ci géwal ak taxawaay bu am solo bi na am ci réewum Sénégal. loolee tax sax nag ñu gën leen a ràññee ndaxte ñoom rek ñoom ñoo gën a xam histoire u Sénégal ni ñeneen ñi ba tax na rek ca loolee la ñuy daal di dugg ci li nga xamante ne moom moo di contexte d'oralité ngir rek gën a xamal ndaw ñi li nga xamante ne rek moom moo di suñu histoire u dëkk découverte bi Aminata Ba moo ko def. géwél yi nekkay woykat wala ay tëggkat mu nekk loo xamante ni dañ ko judduwaale ñu bokk ci xeet boo xamante ni dañuy dem dëkk ba dëkk di tagg seeni géer loolu bokk ci ñu leen di xàmmewe ci Afrique de l'Ouest ñu leen di fekk ci xeet yi di mandeng soninké wolof tukulër séeréer Songhai ak pël yi ñu ngi fépp ci Afrique subsaharienne ba Afrique centrale ñuy def lu am solo ci wàllum social ñoom rek ñoo mën a wax ñu am doole ci réew li askan wi di dund ba tey ñoom géwél yi dañuy woyaate di wax ki ñuy woy ay baaxu maamam boole ci nag ak instrument musique bu ci mel ni kora di tradition mandeng loo xamante ni géer bi bu ci sukkandikoo lu baax rek lay def tey jii ñuy doxal li seen maam yi doon def ba ñu am seen wàll ci société bi ñenn ñi dem ba nekk ay star maanaam ñu ñëpp ràññee ci askan wi daal di leen bëgg lool ak di leen safoo ñenn ñi nag yem ci gox goxaat yi rawatina nag bu feet amee ñuy woy fecc wala tëgg yenn saay buy géwël di ñëw ci benn kër borom kër gi nag dafay laxatu bu di amul lu mu joxe wala bëggul feeñ ndaxte dañoo respecté géwél yi démb géwél yi jege wu ñu woon géer nii ñenn ci géwél ñi nag sëriñ yi lañ doon àndal di leen tagg jamono ji woykat yi am xaalis ci seeni woy dañoo mën li ñuy def te tamit dañ ko doon ci seeni pap wala seeni maam waaye tamit nemmeeku nañ géwél yi bëri nañ lool jamono yi ba am na sax ñoo xamante ni da leen di neex rek ñu def seeni bopp ay géwél laaj bi samp mooy géwél dafa jóge fi mu nekkoon wala mu ngi fa ba léegi. cant ak ngërëm ñeel na la bu baax a baax Aminata Ba Midi Culture ñu jàll ci nataal bi. Le portrait du jour. tey ñu leen di gën a xamaleek Habib Faye mu bokkoon rek ci groupe bi la di Super Étoile mu nekkoon ab architecte de la musique bi ma amee fukki at ak ñett nag la daal di dugg ci bile groupe di Super Étoile bu Youssou Ndour laata muy doon rek directeur musical bi moom Habib Faye nag jot na ak joué ak ay stars yu bëri bi nga xamante ne rek hospitalisé nañu ko foofule ca Paris jëmoon ci wàllum infection pulmonaire bi mu amoon ca loolee rek la daal di faatu ni ki ñaar fukki fan ak juróom ci weeru avril atub 2018 bàyyi ci ginnaawam ñi nga xamante ni moom moo di ay projet am njabootam waaye itamit groupe Super Étoile portrait Mamadou Sow moo ko def. Habib pour man personnellement c'est l'un des plus grands musiciens au monde. ndaanaan amoon cofeel bu mag ci xeetu musique yu bari Habib Faye bassiste claviériste soliste de guitare arrangeur compositeur ak it producteur amoon taxawaay bu am solo ci musique sénégalaise jazzman Habib Faye daan nañu ko considéré comme directeur musical bu Youssou Ndour ci groupe bi di Super Étoile de Dakar Habib Faye di kenn ci bassiste africain yi gën a xarañ gane ci àdduna ci atum 1965 bisub àllarba 25 avril 2018 xibaar bu tiis bàyyeeko sa capitale bu France Paris di ñu xamal génnub àdduna bu Habib Faye gannaaw feebar bi ko daaneloon Sénégal Afrique wala sax àdduna wërngal képp ñàkk ndaanaan bu mag rawatina magam xaritam Youssou Ndour Habib Faye amoon 52 ans daanaka ci famille musicien bu mag la bàyyeekoo frère ci Lamine ak Vieux Mag Faye mi ko formé ci guitare Habib Faye taxawal groupe bu njëkk
di groupe Watosita ak complicité bu Michael Souma Peter Gabriel Sting Tracy Chapman Angelique Kidjo di yenn ci artiste ya mu jot a jouer wante Super Étoile mu liggéey ci lu ëpp 30 ans daanaka moo nekkoon deuxième famille am. ak Habib je crois que album bi ñu njëkk a def je crois que c'est est-ce que Ndobin mu nekk album boo xam ni ça a créé une rupture dans la musique de Super Étoile ndax ñëw Habib dafa créé une rupture bu grave boo xam ni même les mélomanes fans yi ils se cherchaient. Habib Faye bokkoon na ci bëgg-bëggam jëmmal lii di musique wala sonorité traditionnelle ngir mu am place bu am solo ci musique sénégalaise mu tàmbali ko waaye àggale bi daanaka mu bàyyi ko ak jeune talent yu bari yi nga xam ne ci moom la ñuy inspiré woo Habib Faye le maestro yàlla na suuf bu Yoff sedd sa kaw. Amin Mamadou Sow Midi Culture ñu jàll ci gan gi. Midi Culture ganu xibaar yi. tey ñuy daa waxtaan ak Fanta Kane. nekk directrice de la maison de la culture bu Douta Seck mi ngi dellu si waat ci li nga xamante ne rek moom moo di 19e édition du centre aéré bi nga xamante ne war nañu ko amal ni ki juróomi fan jàpp ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru août bi nu jëm Fanta Kane sekk na waxtaan ak Papa Madiakhate Sarr. Fanta Kane maa ngi leen nuyu yow yaay directrice maison de la culture Douta Seck yaay sunu gan tey ci Midi Culture yéen a ngi waajal 19e édition centre aéré bi nga xam ne at mu ne da ngeen koy def ndax mën nañu xam ana naka la fas yéenee amee. maison de la culture Douta Seck dafa am aada di organiser centre aéré ren ñu ngi organiser 19e édition c'est-à-dire première année bañ ko organiser en 2001 xale bu ci juddu ren am nga 19 ans. donc mu nekk loo xam ne kon xam nga yàgg na te lu yàgg lu ne dëgg la ñu nag parents yi ñu nag population bi ñu nag xale yi 19 ans ci la ñu ko organiser mu nekk loo xam ne camp de vacances la dañuy dajale xale yi bu ñu xëyee parents yi indi leen le matin 9h jëm 17h la journée ñu nekk ak xale yi lundi ba vendredi donc parents yi dañuy ñëw dénk ñu seen ay doom ñun aussi ci ñoom ñu yendoom ñoom mais dañuy yendu di leen jàngal seen aada ak seen cosaan pour xale yi suñu doom yi sénégalais xam ñoom ñooy kan xam fu ñu jóge xam li Sénégal c'est quoi xam lan mooy république xam mooy lan mooy valeur citoyenne loolu rek moo ñu tax a jóg. 19e édition bi ndax mën nañu xam laka lay demee yan activité ngeen fas yéene def ak xale yi. dajaloo ñu xale yi pour di ci ut xaalis dajaloo ñu xale yi pour di ci ut visibilité nga xam naa maison de la culture Douta Seck soxlatul publicité loolu moom loolu la yàlla dogal dañuy jóg rek pour ñun aussi bu école tëjee école bu defee wàllam ba pare ñun culture ñu jël suñu wàll mooy période de vacances yi ñu offrir leen ay loisirs yu sain loo xam ne parents yi bu ñu ñëwee seen xel dal nga xam ne seen doom confier nañ leen à des professionnels te bëccëg bi dinañ fi jàng loo xam bu ñu inhibé le soir yéen parents yi boo leen interroger xale yi di ngeen xam ne xale yi ñu ngi fi jàng lu am solo activités yi nag yu ñu prévoir mooy jàngal leen affaire littérature renforcer leen tuuti xale yi ñu ngi góorgóorlu dëgg la mais il faut que vacances yi aussi ñu leen di renforcer ci seen littérature ci français bi on fait la peinture ndax ci peinture la xale di exprimer personnalité am xale bu yoree nga jox ko ay couleurs ay dessins crayon muy peindre di ko dessiner ci ngay xam état d'âme ak état d'esprit xale du moment boo xoolee rek œuvre bi mën nga jàng lu bëri ci xale bi ndax xale bi li nekk ci biiram loolu lay génnee ñu leen di jàngal fecc muy loo xam ne ñu leen di jàngal fecc ca aada nañ koy feccee te na mu gën a rafetee ci fecc na mu gën a yiwee parce que fecc dafa nekk loo xam ne avant tout expression corporelle la xale bi bu nekkoon ku timide ku fasu tëju dafay ubbeeku day gën a ñeme moroomam day gën a mën a communiquer avec l'autre mu nekk expression aussi expression corporelle yenn saa ñu jël benn oustaz mu ñëw bu ñëwee régulièrement ñu waxtaan xale yi poser question du pour jàngal leen alxuraan ndax xam nañ ne xale yi parents yi farlu nañ ci côté boobu ñu ngi leen di jàngal seen diine mais c'est juste qu'il y a des questions yu xale mën a poser oustaz day ñëw indi niveau bi ba ci niveau enfant. ci 19e édition bi nag ngeen tànn ki nga xam ne moo di seen parrain di Abdoulaye Douta Seck. Abdoulaye Douta Seck moom mooy parrain wu maison de la culture Douta Seck mu nekk nit koo xam ne ku ràññeeku la woon ci théâtre ak ci cinéma mu def ci lu rëy a rëy mu def ci loo xam ne ba aujourd'hui boo duggee sur le net boo tapé Abdoulaye Douta Seck dinañ la woon parcours am dañ la woon l'homme œuvre am moom la ñu bëgg a célébrer date de naissance am mi ngi juddu moom Abdoulaye Douta Seck le 4 août 1919 à Saint-Louis donc le 4 août bii di ñëw normalement ci la war a am 100 ans mooy suñu parrain. Fanta Kane ñu ngi lay jaajëfal yow yaay directrice maison de la culture Douta Seck yow yaa nekkoon sunu gan ci Midi Culture.
ñu ngi lay jaajëfal yow it Papa Madiakhaté Sarr li si yéenekaay yi ñu xëyandoo ak Serigne Saliou Seck. duma la topp démb moo ko fa amul soxla moo koy wax soxla su Modou Lo moo doon couronne roi des arènes te mujjee na caa jot ba tax daanaka yéenekaay yi ñu xëyandool ñoom ñëpp ci combat bi doxoon ci diggante Eumeu Sène ak Modou Lo ci leen xëyoon di wax muy l'Observateur, L'As, Les Échos, Vox Populi, Source A ba ci La Tribune ubbi l'Observateur journal rue 15 angle corniche bi ne Modou Lo faj na borom dof du wér di Eumeu Sène ndax naka kurpañ la ko dóor tépp mu ni këpp jaaree faa xam yéenekaay Futurs Médias bi yokku ci ne lii kay ku fatal dëgg la ndax nag Eumeu Sène bi ko Modou Lo dóoree dafa meloon ni baleen ci biir ndox te nag bu dul woon arbitre bii di Pierre Malick Ngom Eumeu Sène mënoon na faa jaaree ñàkk bakkanam Vox Populi ne dëgg la arbitre bi moo wollu ji Eumeu Sène lu ko mooy kenn waxatu ko te nag l'hôpital la nu mujjeek njiitul Tay Singa L'As ne le roi Eumeu à terre boole ko nataal bi ko xarañ loo dóoree ba mu këppul Les Échos ne léegi leer na lamb ji am na roi bu bees te xarañ loo lay wuyoon ndax nag doomu Parcelles Assainies bi dafa dóor Eumeu Sène mu jaaree faa nelaw tax Source A xëy fesal ci xëtam Eumeu Sène mu defeenu mu naan ko Eumeu yeewul bokk Max Mbargane ne kurpañ bi képp ku mu dal ci suuf lan lay fore ji Mbaye Gueye nekkoon Tigre de Fass ci Les Échos ne Eumeu Sène ci boppam dafa ragaloon Modou Lo yéenekaay bi ne li ci gën a doy waar te ruslu moo di Eumeu Sène at rek la nekk roi des arènes Mamadou Diallo di ab boxeur ci l'Observateur ne Eumeu Sène képp kuy mbokkam baye boo nga wax ko mu toog ñetti weer yu muy dalloon ndax naka kurpañ bi mu jël naroon na ko yóbbu yawmal xiyaam ki jëloon balu fital ba jaaree faa wuy ji sunu borom moo di commandant brigade ba nekk ca Koumpentoum ubbi l'Observateur journalu Futurs Médias bi xëy dalal Ibra Pouye Seck bokk ci ña rëcc ca braquage ba muy nettali sama naataango yi na mbir ma demee waa ji ne koppar yi gars yi doon jël si ca suba lan caa jot bandi yi yegg si faa ca ngoon jaamaarloo yi tàmbali Ibra ne ba mbir ma takkarnaase bali fital yi tàkk ci la déggee benn gendarme mu naan génn nan fital yi ndax touché nan commandant Tamsir Sané mi bandi yi touché ba mu jaaree faa ñàkk bakkanam tey jii dinañ ko delloo njukkal lu mujj ca caserne Samba Diéry Diallo ba nekk ca Colobane laataa ñu koy yóbbu ca këram gu mujj di sëg ya nekk ca Yoff Source A ne AD di doomu réewum Nigéria mooy suspect bu njëkk bu takk der yi tekk bët teyit nee nan dinañ ko topp ba mu sës topp leen ma ñu dem xooli lan la Ousmane Sonko ak président Abdoulaye Wade di waajal ubbi La Tribune yéenekaay bi dee média bi ne Abdoulaye Wade ak Ousmane Sonko daje nan ba teg yan pexe la ñuy def ba nu respecté calendrier électoral bi waaye te lañ mbët nan mbirum pétrole ak gaz bi Les Échos ne Abdoulaye Wade ak Ousmane Sonko kay ci seen ndaje mi nu doon amal bàyyi luñ ca dara président Macky Sall ndax nag yekk nan ko fa luy tàkk te du fay ba noppi di xaxar ak ŋaañi waa ku jéggi demoon bokk ca dialogue national ba réew mi national Vox Populi nee na lakk nan fi lu toll ci juróom-ñett fukki milliards ci xaalisu CFA nekkul nag ay koppar liquide waaye sinébar la ak yamba mu nekkoon kon li ci yéen kaay ñu xëyandoo ñu jeexale jotaay bi kat yi ak wàllu musique la ni koy jeexale tey nag woy bi leen jagleel mooy fii am fi Diop bu artiste reggae man bi la di sang bi Koppar ba ko yarul du la bool yow si nit yi buur bi Yàlla maa ngi ñaan may ñu dara si poos yi fi mbokk yi la ñu yam ak yéen ci Midi Culture yamoo itam ak li nu cërale woon ci waxtu jeex di la jaajëfal bu baax a baax Kati Ndiaye maa ngi lay jaajëfal bu baax yow it Serigne Saliou Seck di jaajëfal mbokk auditeurs yeeg internautes yi ñu doon suivre di leen jox dig daje suba incha ci Midi Culture cant ak ngërëm ñeel na bu baax a baax Daouda Gueye mi nekkoon ci machine bi production Kader Lo digital Yacine Pouy réalisation Dissa Prera léegi kon Baye Cheikh moo ñëw woyal King Feeling lu mooy looloot maa ngi jaajëfal képp ku jàpp ci réalisation Midi Culture ba mu yem bu mbokk yi yàlla na jàmm yàgg Midi Culture.